ngeen jëf suñ mbokk yi yéen ñuy seetaan ñu tatagal leen ci keppaari daara ji di seen programme bi waxtaan ci suñ biir di waxtaan ak yéen ci li soxal réew mi umpule ñu nag ne fan yi government His Excellency the President def na cabinet reshuffle am coow li bari na nag ku ci nekk am na ci xalaatam ñi leen ngi naan génnee nañ critique si yëpp fi mu nekk nii ñi naan lii kat nuru na baara yégoo parce que dafa mel ni président bi dafa waxtaan ak Ousainou Darboe ñu tooga seen biir kii ne ko toogal bi waxtu bi den man mag mun a jël over ñi ni nag ne ñeneen ñi tam ne lii kat dafa nuru ni Ousainou Darboe def nañ ko vice président miin na ne fi mu nekk redondant nañ Ousainou Darboe ak UDP ñii ni nag ne président bi cabinet reshuffle am bi le dëgëral na tànkaam dëgëral na kàddoom ci cabinet waaye nag li am solo moos His Excellency the President constitution be ko ranga ci article 71 moo ko sas ne mun naa jël cabinet am taba ay nit jox nit ay garaatam ñu bokk ak moom ci cabinet bi liggéey kon nag ñuy laajte tey di dalal panel bi ak suñ ges yi ñu am fi panel bi xam ngeen ko jaruñ introduction waaye ñu am fi suñ guests di honorable Ojeh Jallow ak honorable Ousmane Silla of Banjul North ñii nag di borom ndombo tànke yu diis ci réew mi liggéey yu rëy ci réew mi jaruñ introduction bu gudda sax man de mënuma ko parce que fi jaar ak ci liñ jaar bari na lool waaye nag ñu leen a dalal di leen a wax bismillah kon nag ñuy laajte waat yéen panel bi réew mi de mu ngi nii fi ñegg si fii naka lañ fi yegg si fan lañ tollu fi mu nekk nii ci liggéey ci réew mi ndax dinañ jëmbale dinañu yóbbu fañ bugga ñun ñëpp di Gambia amul xaajeeg seen nag fañ bugga réew mi jëm waaye ñi coow bi bari yëpp nag dégg la sax xaj na mun ngaa wax ne am na dalil parce que gis nañ fi amul coow bu fi nekkul ñii naan yàkkam dañ bu leen yàkkamti ñii naan déedéet nguur gi defut li mu war a def ñii ñaan déedéet nguur gi defewul doxalut ni mu war a doxalee ñii di buur di dal waaye nag nguur moo mel noonu surtout Gambia fi mu jógee 22 years xol yi gaaw nañ a fees xol yi gaaw nañ a xat tey nag jataay bii ñu ne ñu sefet nag ñuy laajte xalaat ñuy waxtaan ci suñ biir ku ci nekk nga wax naka nga ko gisee fañ lañ jublu ak fan lañ jëm naka lañ fa àggee ndax dinañ fa àgga ak suñ fa àggee naka lañ war a def ci contexte yi cabinet reshuffle kon nag maa leen a dalal di leen a bismillah jërëjëf. Thank you so much, Mr. Gomez. See, a day in politics is a long, long time, and we need to understand and contextualize what has happened last Friday. It's been a tsunami. Wow, why tamit nit ki li nga gën a mun a laaka te nga foog na ne moom nga loolu la lifin. moo tax nal bàyyi waaw man di moom waaw ñu ngi live. ñu ngi live, so let me just speak what I feel comfortable with. And a day in politics is a long time, and I can safely say one thing. Anywhere in the world, there is what you call a force wave in administration, public administration for that matter. You look at Jammeh's government, there was a force wave, the first set of ministers that exited.
You look at Barack Obama's administration, it happened. You look at Bill Clinton, it happened. So it's normal, and it's just a reconfiguration of the political space, and it's done for two reasons: efficiency and power play. So these two things, any politician, see, politicians are people with vested interests, and their interest is what supersedes any other priority. So self-preservation is the name of the game, and the president has made a move to preserve himself, his sanctity, and whatever he feels or deem is what's important to him. No, but let me finish. This is my take, not his take. I'm not here to hold brief for him, how I perceive what has happened. So, he needs to entrench himself. He needs to make himself relevant. And also, there's been a lot of chatters around town that he has been ineffective in terms of managing his cabinet. Now he is flexing his muscles and showing that I'm in charge. That's how I see what happened, and I feel, and I strongly do feel, that he is trying to reposition himself to show us once again, I am the one in charge, and that's what I've seen, because he has used his prerogative, and at the end of the day, he is the one that Gambians voted for. And the responsibility solely and squarely lies on him if he fails or succeeds. So whatever he does, I hope he has made the right decision. If he hasn't made the right decision, it's for him to pay the price. yow tam jaru ko moom wax na non li ma non man li ma doon ñaan déedéet pour yow li nga bëgg a wax rek déedéet wax ko waaw baalal ma ndax da nga koo tontu ndax da nga moom laa ni moom la loolu laay wax okkatu caka ko yëg waaw moo ko door moo ko wax ma ne mu baaxee gars yi ci tënka ne li ma doon wax day ci gàttal nii la fa taajoo den ñun ñu ñëw xam nga ñun ñu ngay wax ak ay mag ñoo xam ne dégguñ olof comme ni ko Sirif doon waxee moom ci làmmiñam moo wax moom nit ñaa ngi koo déglu ñu ne daara ji am nga daara ji dañ ñëw pour waxtaan moom laa ni tey mu ne anglais la bugg a wax not wax na anglais. li moo wax non wax na li moo wax waaw léegi ñun naka lañ gisee lii man dama bugg a commencer bon rek yow jëlal waaw dama bugg a commencer rek dalal kilifa yi ñëw fii tey bokk ci suñu waxtaani daara ji lii honorable Sheriff Gomez wax moo xew ci dëkk bi government wala liñ dee wax ci olof nguur dafa mel ni dafa soxla pour ñuy xelaat ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi naka la war a demee parce que soo waxee nguur dafa mel ni da nga am buur te government boo xam ne loi moo ko taba loi moo ko taxawal loolu nekkaatut nguur looy def rek foog nga sukkandiku ci loi bi loi yi constitution bi honorable Sheriff Gomez wax na ko ne loi yi constitution bi may na président bi saa yum ko gisee ne lii mooy yóbbu réew mi ci kanam mu soppi doxin bi mu ko def nag ajuma bi passé ñu bari wax nañ ci comme ni honorable Sheriff waxee si gis-gisi ni président His Excellency Adama Barrow ministre Omar Amadou Diallo mu ne ko mu wàcca place am tey nag ñëw na bokk si suñ jotaay bi pour rek xëj na gën a xamal askan wi moom ci boppam naka la ko gisee waaye balaañ ko bismillah ci programme bi dañ bëggoon a wax rek at least man dama bëggoon a wax rek ne dafa mel ni Gambie dañ dugg ci jamono boo xam ne politique bi dañ koo beesal politique buy OJ doon def bi moo nekk waxambaane ñun bi ñoo nekk ay xale yu ndaw politique yi Saa Dawda bi politique boobu dafa neexoon politique boobu dafa boole woon ñëpp waaye nag réeréewut ñu mbir ne élection yi xewoon yëpp after independence ba 1994 Saa Dawda pateem bi PPP ñoo ko daan win ñoom ñoo daan am majority ci assembly bi ñoom ñoo daan am président gisoon nañ sax Gambia fii in 1992
Saa Dawda ne dafa noppaleku si suñ fekkee ñu ngi gën a nekk xaleel si suñ dégga déggoon nañ ne ministre OJ ak former vice président bi bii ñu dañ d'accordoon ne kilifa gi nag yàgg na suñ kanam baax na pour mu jéem a dem noppaleku ji ndax Senghor moo nekkoon Sénégal jógee na fa bàyyi Abdou Diouf di doxal so politique bi dafa nekk di soppeeku amoon nañ fi Yaya Jammeh for 22 years moom bi mu ñëwee lim njëkk a def mooy dafa change constitution bi time bi ñoom OJ di nekk ministre nekk ay waxambaane comme ñun niñ nekkee ni ay waxambaane doo mun a nekk ministre te nekkuloo member of parliament foog ñu either nominate la wala ñu taana la. waaw comme British parliamentary system. waaw it was more Westminster style. waaye Saa Dawda bi mu jëlee republican status bi dañ am some of these imperial presidents yi nga xam ne président bi dañ ko elect in his own right. so loolu dafa taxoon ministre su fekkee ne da nga bugg a defar loi pour muy yóbbu dëkk bi kanam pour karange pour koom-koom bi ministre sa place bi nga nekk yow yaay mun a propose loi waaye léegi assembly bi ñu am amul doole xanaa mu def ko as a private member mënuñoo defar loi ministre ba tey ñooy defar loi so dafa am jafe-jafe yoo xam ne 1997 constitution bi dañ ko isi ci réew mi boole ci tamit préserve doole président bi pour muy tànn di daaxa léegi foofu naa àddina si fu nekk la du Amérique du Kenya su fekkee ne da nga bëgg a jël ministre pour mu nekk ci government bi foog mu am député yi lu ñu si mun a wax ne kii de suitable na wala suitable loolu dafa tax ba nga xam ne ministre yu bari suñ demee bi dugg ci government du caaxaan moo leen fa dee génne waaye pour delloo rek kaddu gi ci daara ji jotaay bi am na solo parce que am na ñaari nit ñoo xam ne ñu ngi dund ci politique more than 40 years more than 50 years tax na ba nga xam ne su ñoo waxtaan affaire yi politique bi pour ñi ñoo déglu ñi ñoo seetaan ñu jàngee ci understand ne politique du jamono kenn nit rek wala benn président wala benn njiit politique bi fu mu nekk dafa tollu foo xam ne dañ si war a isi xelaat yoo xam ne xereñ nañ lool. xel ak xol. waaw xel ak xol ba pare war nañoo taxaw nag ne affaire yi wax bu dul jeex xam nga dëkk bi léegi nit ñi dañ foog ne soo waxee rek solve nga problème bi dégg nañ keroog ne waaw gars yi waruñoo yokk mbuuru bi dégg nañ ne taximaan yi waruñoo yokk seen paas ku nekkaa ngee wax am na booy suy wax ne ñoom dañoo dem ñu occupy Westfield ba pare courant bi dafa war a ñëw yu bare ngee nekk ci dëkk bi kilifa yi la ñu ngi fi yàlla def na fekkee na ñu bëri balaa Yaya Jammeh after Yaya Jammeh ba pare ñu ngi ñëw si loo xam ne ñu bëri understanduñ ko coalition government boo xam ne ki ko jiite amul parti coalition bi biñ ko taba in 2016 loolu lañ fogoon ne mooy tax dëkk bi dem kanam ne ki ko mun a jiite kooku warta bokk ci benn parti. waaw waaye maam yi reshuffle bi ndax coalition am na ba tey. affaire yi cabinet reshuffle bi. waaw in context naka nga ko jàngatee kon. waaw man su ma gis-gis coalition bi moo fa nekk ba tey parce que honorable Amat Bah mu ngi fa te moom mu ngi NRP honorable James Furmus Gomez PPP mu ngi fa waaye li xew since coalition bi election bi 2016 xam nga dañ am ay elections yooyu nag dañ wone waa Gambia lan lañ bugga so léegi si coobare président ñu bokka ci ñun ñu ñëw gannaaw ñang wax na yow wax na ara ñu ñëw parce que ñun tam dañoo nuyu viewers yi ñi ñoo seetaan ci biti di dalal suñ gan yi ne leen bismillah ci daara ji saa yu ñu ne daara rek xam-xam mu ngi fa bi nëbbu ak bi feeñ soo daara ji moo tax mu invité ñi nga xam ne su la dara jaaxalee mbaa li nga xam ne ñoom xam nañ ko
ñu isi ko ci daara ji parce que ña toog ca biti di werante ñoom tam dina am mboot muñ ci fore yéen a nga waxtaan boo xam ne dafa nekk taw ci biir réew mi te bunti néeg yëpp a tooy suñ ne Fatoumata Tamba Jang ne OJ Jallow ne ñeneen ñi nekkoon ci coalition Gomes ak yooyu dafa am lu tënka mbootaay boobu nangu nañ bañ nañ toog nañ wax nañ dañoo ñëw duñ ñëw dinañ nangu duñ nangu ba bañoo nangu bon kaddu ca kaddu lañ bees seen nangu kaddu ba mu taxawee ñoom i neen ñu toog dañ ko taaj ci taabul bi ñu waxtaan bañ waxtaanee ñu tànn kenn seen biir yaa ngi wax coalition bi mooy coalition soo dafa mel ni bon baati gor am na ne teg nañ ko Gambien si yëpp waxtu boobu ñu ngi mer ne soo isee xaaxtu dof bi nekkoon Wellington sax ñu vuutal ko boo isee Sadada ñu vuutal ko kan mooy Sadada la benn dof boo isee rek baax ok na fi Yaya Jammeh jógee Adama Barrow ñëw yàlla tànn ko ba pare nit ñi ci suba si ne bon sànnil leen ko bon nit ñee ko sànnil pour coalition den ñoom ñu dem fom seen nguur ñu nekk seen biir waaye léegi ñu ne moom dafa saytu ci constitution bi lan yan doole la ko jox waaye dama bugg a isi tuuti rek loo xam ne doo seet ci benn fànn rek ñii ci néegi député yi nekka suñ fàttale ko ci nguuru Yaya Jammeh am na yoo xam ne référendum amul dañ dem foofu ñu vote ko lu tax moom bi mu toogee xalaatut yi nga xam ne dañ jël doole yooyu dem parlement ñu vote ko def ko loi let's say indemnity bill bi su taxawoon tey mu delloowaat ko parlement ne dañ ko fa votoon vote leen ko aw bon soldat du génnaati di am ay doole di def yi nit ñi yi ñoo def nit ñi ci dëkk bi du dëgga réew mi politique bam amee mooy politique mooy waxal nit ñi lan ngaa isiwaale lan laa am pour nit ñi lan laa am pour joxe parce que politique soriwutoon protectorate bi ak colonie bi rek la woon protectorate bi ak colonie bi after nañ ko widespread mu dem bi ñoom OJ nag di ñëw ba ñuy oote yes republic no republic fala affaire bi nag takarnaase coow li ne kur sabar yi di tega tàcc yi door ci li ñoo wax ne buur am na Jawara ñëw ak ay nitam ak ay ñoñam waaye su ma la waxee ne la coalition bi moo door te Yaya Jammeh waroon a génna that was right before 96 bon ñii ñoom ñoo njëkk a xeex dafa am ñu njëkk a xeex ci dëkk bi de buñ ko fàttale parce que ñii biñ leen a téye 94 after 94 moom Ousseynou OJ ak MC lan moo tax ñu téye leen Ousseynou amoon na xaalis pour finance. Ousseynou Ndiaye. waaw da ngaa clarifier xam nga am nañ benn. waaw Ousseynou Ndiaye. OJ jamono boobu noonu ndaw yi fii ba Basse 4 corners of Gambia ñëpp soppoon nañ ko yàllaa ko mayoon MC amoon na fit pour génn a wax Yaya Jammeh xam ne su ma téyee ñii bon affaire bi du dox mu téye leen affaire ba dox ba élection ya jee mu bàyyi leen caajuñ leen loolu di dox ñuy toog ñu leen toroxal di leen def lu nekka soo toroxal bu ñu wax ne ci benn bunti kër rek la nekkoon bunti kër yu bari la laal dëkk bi ñoo mer ne dañ ko fee génne pour am nguur gu ees suñ amee nguur gu ees ñu am ku mel ni Adama Barrow bu ñu reflectaat back way forward nañ xool ci kanam comme li ngeen a wax kii ñang wax na ko fi wax na ñoom Obama wax na ñoom Charles Taylor sax ñu ngi fi woon Macky Sall fii ci gannaaw kër gi mu ngi fi ñëpp def nañ waaye dañ ko day def mu àndaa yoon bi mu génnee Youssou Ndour taxut Youssou Ndour mer Youssou Ndour sax ñëwaat na génnee bu nekk dafa am yoon am nuñ ko tëralee am gisin am dalin waaye kon la yes dama bëgg a wax dara gis nga ànda su laluwut ci dégga du yàgga
dafa am lu ñu war a understand ñun Gambien yi ñun nangu ko suñ buggee suñu waxtaan di ne ñi nekkoon ci éthique politique yi Gambie yépp li leen indi woon together moo gënoon a tuuti ak li leen xaajaare lan moo leen indi woon together Yaya Jammeh la nañ waxante dëgga non déglu ma rek waaw may ma ma ñëw Yaya Jammeh Yaya isiwut waaw may ma ñëw parce que Yaya nekku fa woon amul benn tool da ngay soo ma dégloo di nga ma understand ñu ngee wax post 94 bi 94 jotee ñu door xeex benn nañ leen dajaloo ñu liggéey génnee fi kenn ki Yaya Jammeh mooy woon seen common denominator benn ñaareel man ni ma ko gisee woon te noonu laa koy ooyee te wax naa ko Halifa Sallah ma ne ko coalition bi maa ngi ko tuddee unholy alliance lan moo tax ma ne dafa unholy lenn rek moom lañ boo ko gis-gis boo ko jubluwaay te Yaya Jammeh la tudda kon nag su fi Yaya Jammeh jógee amatuñ gis-gis boo xam ne ñoom ñëpp méngoo na te booloo na moo tax ma ne ànda dafa am ci lu mu war a lalu déggul la tudda déggu boobu bu fa nekkut yàgga fall cracks yi dafa feeñ so fall cracks yi ànda bi ba may ma rek non déggu bi nga wax waaw nekkut ci nit ñooñu déggu boobu noonu mu ngi ca buur ak ñi nekk ci office waaye la ñu amatuñ buur fii déedéet li ma miin président mooy buur du king man de d'accord waaye li ngay wax buur xam nga mun na wax président comme olofal la waaw waaye li ma koo bëgg a woon mooy dañ séparé nguur ak politics déedéet parce que jamono Jawara doo daan topp rek daa xam permanent secretary waaw sëñ bi yaa ngi yóbbu waxtaan bi fu mu àggul man li may wax mooy ne waaw nga ne ànda bu nekk su dëgguwul waaw déedéet waaw xam nga contexte dafa war a am li tax ñu wax loolu ànda gii la 94 ba 2017 si loolu la ñoo wax so man li maa wax mooy 94 liñ dunda ñun ñëpp Gambien yi neexuñu ndax doy la ndax PPP la ndax NCP la ndax UDP la across the board neexuñu ku nekk góorgóorlu na ne dinaa ko xeex ñu gis ne munuñ ko biñ toogee nag ne mbooloo mooy doole dañ mbooloo te li leen indi woon mbooloo moom mooy Yaya Jammeh déedéet dama bëgg a ñu understandante waxtaan gi doole ne mooy ne li leen boole woon xeex nañ ko mooy Yaya Jammeh gannaaw Yaya Jammeh amatul dara luñ bokka gis-gis boo xam ne dafa am lu ñu angale di ooyee convergence da ngay jàppale daal moo tax fulal tuñ déedéet du fulal so naafe xayaa moo fom déedéet du naafe xayaa interest amul convergence divergence la am so power struggle dafa am fekk nguur taxawagut ndigte ku nekk it ku ràcca tey sa kanam so may ma ku nekk foog na ne man maa tax lii am ñëpp a koo dóoree dina ne su du doon ñun lii du am dégg la Gambien si ñoo ñëw together waaye li ma bëgg a ñu understand te mu mun a neexal waxtaan bi mooy ne li leen boole woon ñoom ñëpp bañ ne nañ leen toog ci table digga ba Yaya Jammeh la soo ko ci génnee amatut ña ngi dafa wax xalaatam li boole politiciens si ñu ñëw 2016 du benn affaire du ñaari affaire yu bari la balaa politiciens di ñëw in 2016 together amoon na time doy ak UDP ak foog naa yeneen partis yi defoon nañ fi naar loolu demut waaye su ñoo wax affaire yi réew mi dañ si war a ànd ak suñu sago parce que affaire yi dégga ak ne gars yi dégguwuñ loolu du waxtaan boo xam ne dafa yóbbu kenn au dëkk bi kanam li am solo mooy lii 2016 yee boo xam ne la dëkk bi ñëpp ñoo pare woon pour génne fi Yaya Jammeh waaw mooy li ñang doon wax waaw loolu la ñang wax non man li ñang di wax ak li ñoo wax ñun ñëpp benn wax bi la ñoo wax waaye du loolu man loolu laay wax li maa wax rek dama bëgg nga déglu ma continuer waaw 2016 ñëpp a bëggoon dëkk bi mucca ci loxo Yaya Jammeh Halifa Sallah ak doy ñu ñëw ak xelaat boo xam ne dafa change Gambia révolutionnaire waaye bi loolu di xew fekk na ne rey nañ Solo Sandeng fekk na ne UDP senior leadership am yëpp ñu ngi prison Halifa Sallah ne coalition lañ war a form nii lañ ko war a formé former vice président bi jóg si taxaw di régler everything li possible ba bés ba fale Kairaba Hotel ñu taana Adama Barrow mu ñëw nekk flag bearer ñu am agreement
ne nii la ñu bëgg a doxalee suñ coalition bi d'accord ci ay sarata waaye xam nga bi ñoo commencé waxtaan bi wax naa ko fii léegi ma ne ñun suñ government bi government yi loi la dafa am sarta yuñ ko teg fuñ ko teg ne su fekkee ne nekk nga président lii ak lii ak lii ngaa mun a def su fekkee ne nekk nga député lii ak lii ak lii ngaa mun a def su fekkee ne nag coalition bi ñi ko taxawal dañ bëggoon pour liñ d'accordoon kaddu li ma wax noonu liñ agree woon mu nekk loo xam ne dëkk bi moom laa doxee dañ ko waroon a translate into law loolu moom rek la ñoo mun a def ba nga xam ne coalition bi liñ d'accordoon whether 3 years la whether is ministre bi ministre bale ña nga wax noonu de li nga miin mooy ne bañ defaree loolu aspiration into law non li nga junja mooy xam nga si àddina bi yëpp man dama fonda xëy na li nga wax Macky Sall suñ néebo bi dafa dem ak Ablaye Wade gaa yëpp sotle ko partem bi APR win Republican Party mu am a coalition government ba tey Macky Sall mu ngi amee coalition government waaye ni moo doxalee ñooñu béesi parti Senghor bi ñooñu dañ mere ku mel ni waa PS dañ mere ku mel ni Tanor the same thing pour Moustapha Niass li ma wax rek mooy ne coalition foo ko gis man yi ma gis yëpp ci àddina bi yoo xam ne taxaw nañ parti moo ko dee jiite conservative party bi nekkoon UK of all people Liberal Democrats la gars def alliance because ñoom they cannot stand Labour li ma bugg a daanale suma wax rek mooy ne politics affaire yi àddina la affaire yi understanding la affaire yi mun a ànda la man su fekkee ne laaj nga ma tey gisuma Gambien bu gën a gore OJ Jallow gisuma Gambien bu gën a liggéey OJ Jallow Gambia fii gisuma ko man same thing for Halifa Sallah same thing for Sidia Jatta same thing for Ousainou Darboe li xew mooy ne politique bi dañ need pour ñun ñu isi ay doxalin yu bees waaw loolu nit ñi nga xam ne ñooñu jiite dañ war a understand ne politique du ne kenn nit moo faa nekk léegi kay leer na dégg naa ku ne yéen ñaar ñette yëpp wax ngeen seen kàddu junja nga fi ne ñii di tànk yu rëy yax yu diis ci réew mi amul dara luñ fi niñ defarul seen réew kon nag ñoo lañ invite dinañ leen dalal honorable OJ honorable Ousmane dégg ngeen wax bi gis ngeen first wave bi discussion si ni mu demee ñuy delloo si waan mbir mi rek cabinet reshuffle am na coow li bari na lu ngeen si jàngate honorable OJ. Thank you very much. jërëjëf panel bi particulièrement yow Serif maa ngi laa nuyu di la sant ak panel yi ma fi fekk yëpp dafa mel ni lii sedd na xol trop pour ne léegi Gambia toll nañ foo xam ne lu neex waay di wax ko loolu fi jafe woon moo tax ci wax ji am na ko wax ne léegi ñi leen ne ñu ngi strike ñi leen ne ñu ngi sit-on strike xam nga 22 years amu fi kon nag li tax mu am ñooñu dañu war a gërëm sant leen te loolu kon réew mi yëpp moo tax ñu am docteur dama foog ne kenn du nekk politicien pour boppam man ku wax ne politicien bi personal interest am la fa nekk kon kooku du politicien kooku góol digga la te soo nekkee ba nit ñi yaakaar la rek bul xalaate sa bopp gestu nit ñi la yaakaar nga liggéey pour ñooñu liggéey pour sa réew mi moo gën a important parti yëpp suñu leen boolee réew mi moo gën a important parti leader yëpp suñu leen boolee dama fiil ne nag jaru sax ñu dem ba 1994 ñun ñëpp ku nekk dafa decide from between 1994 ne li nga war a def da nga koo def moo tax bi mu essayé yëfi Ousseynou Ndiaye ak MC Thiam ak 36 orders yi ñu ma jàppoon ak man ne because dañ maa dimbale 14 months we were detained we were sleeping on the ground nagu suñ benn famille gis ñu 14 months and other ones waaye boobu li ma am mooy ne soo toogee ba sa réew jaralul la dee kon waruloo faa juddu man loolu laa believe
moo tax li ñu daan wax yëpp OJ demal OJ defal li du ma dem fenn kon nit ñi dañ ma yaakaaroon ba mu neexee kon su naxaree dama war a taxaw fa ma nekkoon ba mu neexee coalition bi nag li ko indi ñun ñëpp xam nañ ko réew mi nekkoon ci jafe-jafe bu métti te ñu gis ne ñun lii de si ku déglu suma waxtaan jos balaa élection bi on Freedom Radio di nga xam li ma waxoon ak on Fatu Radio time boobu man leen su Yaya Jammeh gagné bi yoon bu leen ko congratulate leen opposition parties yi nga xam ne ñu nekk in Gambia bi ko ñoo ko fa teg bi ko suñ gisee ne ñaar fukki at ñu ngi xëccoo mënuñu koo daane bi ko nekkuñ benn kon suñ bugg a réew des na suñ dëggaw des na mooy political leaders waaw moo tax man ma ne leen su winee 2016 bu leen congratulate APRC bu leen congratulate Yaya Jammeh and I went public bi ko fiiloon naa ne Gambia fam toll woon yaakaar ñu jiital ñu suñ bakkan lañ ci waroon a teg waaye duñ mun a gañe te nekkuñ benn ñëpp xamoon nañ loolu moo tax coalition bi moo am fekk am nañ naat tas te boobu Amérique lañ ko formé woon ñun ñëpp a fa demoon ñu dem ci université bi nga xam ne fa la Martin Luther King demoon waaw mooy bu docteur Sène bi bu docteur Sène bi waaw fa lañ defee woon meeting bi ñu ñëw try waaye balaa élection bi di jot ñu tasaaroo 2011 tam ñu tryaat doxut waaye bii yoon yàlla def gisee am ñu toog waxtaan binda d'accord dama ne nag gor ca baatam xam nga ma léegi-léegi gars yi di wax ne foo leen sign may leen kenn du dem court kii lawyer la ñu ne doo wax da ngaa sign da ngaa binda rek ñun ay nit ñu ñuul lañ suñ papa yi ci bantaba yi lañ daan toog def décision yoo xam ne dafa binding forever moo tax ma ne gor ca baatam te ba ñoo def coalition bi tam dafa am sarta yu ñu tegoon te dañu wax ne sarta yooyu dafa nekk before the coalition during the election and after the election moo tax maa ngi ici a draft a copy of that agreement pour ma jox la ko because dafa am lu ñu d'accord moom laa wax Sénégal suñ mënee am coalition ba tey Youssou Ndour ne bàyyi na waaye ñu jël ko def ko senior adviser in the state house kon mën nga ñëw tënkal rek that's right because agreement bi ci comité yi waxoon nañ ne dañoo set up ay comité ñii amee affaire élection ñii amee affaire démocratie ñii affaire governance comité bi amee governance nag dañ ne woon boobu mooy nekk comité boo xam ne dafa dimbale di président pour ni moo set up di cabinet ak any major decision bu mu war a def dafa consult ñooñu pour advice and every party they signed it and so many other things dama ne coalition government is not a government of one party or one individual anywhere in the world gis nañ Germany last week waaw bi ndaw si buggee def lu war a def one of the coalition government ne ko kon ma resign ko d'accord ñu woon te su ma resigné sa nguur gi daanu waaye ñu duggaat waxtaan d'accord dama feel ne spirit boobu moo waroon a gis ne programme coalition bi spirit boobu moo ko waroon a continuer ba fi mu war a em man loolu laa gëm bi ko man dama gëm ne su ma tënkee ak su ma ay nawle du ma ci génn su ma gisee ne su ma nawle bi sax mu ngi def loo xam ne fii naa ne waru koo def ñu oote toog wax ko régler ko kër yi noonu la ñoo doxee ñun ñëpp ku nekk parce que xuloo sa jabar waaye taxul sëy bu tas waaye ndax mun naa laa am na ñoo xam ne mun nañoo xeexal seen jabar yi sax ndax mun naa laa dog benn wan waaw lu tax yow biñ la génnee ñi nga wax noonu yëpp ne ñoo signé woon lu tax oote waatuwu leen laajte lan moo xew waaw moo tax loolu laa la wax ma ne la seen nga suñ d'accord seen nga loo xam ne bañ ko signé dañ d'accordoon dama ne lañ signoon nag dañ ko war a maintain bi ko amoon nañ structure suñ fa def yoo xam ne moo war pour lifin waaye bañ defee ba tey amut mosu leen a oote mi waaw moo tax ma ne dañ ko def ba pare ci suñ biir ngeen tas ñu ni neen respecté tuñ li nga xam ne ñun ay gor ñi ne ko sign ñoo toog
d'accord ci foofu waaw ndax instruments yooyu mu ngi fa woon. waaw xam nga ba ne every committee dañ ko set up ñeneen members yi ak kare ko chair for now if you can give me bala ma rek ma wax ko fàtte naa ñeneen chair committee that's right okay the committee on good governance dañ ne man maa ko chair boobu ñu ne commission draft a criteria for the tenure of office of the flag bearer, prepare guidelines on the pre-election, election, post-election conduct of the flag bearer, provide proposals on cabinet composition and reform, giving consideration to the results of the last presidential and parliamentary elections, etc., etc. You am the National Convention Committee, chaired by Mrs. Fatoumata Tambajang. Then you am the Committee on Democracy and Rule of Law, chaired by Sidia Jatta. You am the Committee on Justice and Human Rights, chaired by Ramzi Diam. The Committee on Education on National Reconciliation, chaired by Samba Diallo, who is presently the minority leader. You am Planning and Finance Committee, chaired by Alhaji S. Dabo. The Campaign Committee, chaired by Keba F. Singate. This is it. li ma la wax rek mooy ne dafa des ku nekk lu tax nga dugg ci politics kii wax na PPP am nañ fi 29 years nit ñoo ñu jox taranga nit ñoo ñu jox luñ amoon ñoo ñu jox doole bi waaye ndax ba coono bi amee ñaata te ñun ñoo delluwaat ci nit ñi moo tax ma ne dañ war a seetaat suñ boppa ñan ñoo nekk politicien because politics is not a joke nit ñi ñëpp toog gis la bàyyi seen doom yi bàyyi seen jarbaat yi bàyyi seen rakka yi yaakaar la loolu dafa diis. loolu diis na loolu. audio dinaa dellusiwaat am na ñaari. moo tax góor bu nekk da nga war a sàmm sa ngor. soo d'accord ni lii laa bugga lii lañ d'accord. bu ci génn. coalition yi Gambie bi coalition yi Sénégal beeg bu jamono bi yëpp benn la. yëpp benn la dafa des ña fa toog ñoom lana ci doon soo jubluwaay. ak lana ci doon seen kéemee. ak lana ci doon seen bugga bugga foofu lañ toll fi mu nekk. kon honorable yow reshuffle beeg Oje xuus na fi ci coalition ak mbiri coalition bi di junja itam affaire yi reshuffle cabinet reshuffle yi ak ramifications yi maam naka nga ko jàngate. waaw mu njëkk jërëjëf Serif ma njëkk a gërëm leen si jataay bi ngeen oote nii ooñu ñu waxtaan askan wi ne façon Gambie bi leen soxla dañ soxla Gambie boo xam ne ñëpp ay bokka seen ñoo doxalee réew ba tey nag des na doomi Gambie bokka seen ñoo doxalee réew ba tey ñu ngi ko bàyyee ay nit ne ñi politiciens lañ ñi lii fekk looloo ngi am réew mi du dem duñ ko bëgg a mu dem waaye ma ñëw si affaire coalition bi dafa am lu ñang wax yu bari dama ko daaxat waaye balaa loolu foog ñu dem history mooy mu ne jox ko contexte fan lañ dooree Oje wax na 94 wéccu ko am na si nguur boobu nekk njël benn yoon ñu génnee nguur ak forcé attemptoon nañ ko 81 waaye 94 mu succeed 94 noonu ñu dem di dem parti yu bari jógoon nañ taxaw bi ñëwee ba benn jamono ñu ngi ci loi réew mi dafa amoon li ñuy wax 51 plus 1 50 plus 1%. soo jëlee ñi woote soo demee nga xaaj ko soo si tegee benn rek ki ko am dafa gagné loolu moo fi nekkoon Yaya Jammeh mi fi nekkoon président si jamono jooju noonu wécci woon ko yóbbu ko si xaaj bi ñu wécci ko simple majority mu ñëw ñu ne raw gàddu la simple majority first past the post loolu nag moo taxoon ñu ooyoon parti yi doomi Gambie yi nekk Amérique ooyoon leen ñu demoon fa political party leaders yi ñu bari demoon nañ am na ñu demutoon sax Oje mi nekk fii demoon na bi ne ba waxtaan ñu ne comme ñëw nañ APRC sax daanaka fanaa ñu ngi noo tax fanaa moom mun naa ko seede ñëwuñu woon gars yi fa nekk ne comme ñu ñëwuñ te ñu ngi oote woon te ñoom dañ oote woon ñëpp lañ ooyoon ñu ba ooyoon opposition bi dañ ooyoon parti yëpp wala si APRC waaye li APRC ñëw ñeneen ñi nekk seen biir na ne comme que ñu ñëwuñ waaye ñun doomi Gambie yi nekk fii du support opposition bi ñu nekk benn si waxtaan yooyu noonu la Oje proposé woon sa Halifa Sallah ne mu nekk coordinateur noonu la dooree ñu door naat
naat ñëw Gambia yëpp kontaan ñu am fi ñeenti élection yoo xam ne ñetti yëpp naata ko win loolu nekkoon loo xam ne Gambia gis ne wécceeku bi ñu doon ñaan moo ñëw ak si na élection mooy by élection si by élection si ñu doon am 4 by élections waaw loolu noonu ñu ñëw naat defoon ay sarta yoo xam ne yu leer nañ waa ñu dem ba si digga am ñu génn naat tas mu de xaaj am parti yu fatee nii am parti yu fetee nii la ñu am élection yooyu noonu opposition bi laja yaa jame toogaat ñuy dem di dem nit ñi ba tey ñoo leen nekk benn soo nekkut benn wéccee ko du am nit ñi di wax doomi Gambia yi ñu nekk fii ak ñu nekk biti réew waaw moom kay ba 96 ba 2011 waaw history laa joxe nii foog baax ñu wax baax na mu leer nit ñaa ñoo déglu baax na mu leer lii du wax xelaat lii di wax lii dëgg la ñoom moom Gambia bu fii kenn du fi wax sa xelaat dañoo wax li nga xam ne mooy lii dëgg li xew history bi 2011 ñu ñëw 2011 ñu am ñu dem parti yi foratu wax demoon nañ di waxtaan yi mujjewul fenn ñu mujjee ñu xaajaat opposition bi xaajaat am ñi dem boor bële am ñi dem boor bële ne li loolu tam ñu dem opposition bi laja yaa jaame gàdduwaat mbiri ñu ñëw nag ba 2016 wax dëgg la 2016 ñu ñëwaat wax gars yi nag ne comme ni ko Almay waxee mu ngi woon si xalaat nit ñi Halifa Sallah doy ñu champion affaire yi waaye ñëpp ñoo on board because affaire yi du ne doo dena ne ñun la xam nga lu nekk ma fu mu dee dooree Halifa sax du doxal waaw lu nekk ma fu ma dooree waaye ñëpp bokkasi ñu dem am waxtaan wax ji nag mooy ne ñun d'accord ñu woon pour ne génne Yaya Jammeh rek continuer loolu amul de loolu li si manifesto bi mooy ne dañoo génne Yaya Jammeh isi fi lu baax isi fi transition loolu la ñu waxoon loolu laa bëgg si li ñang wax ne agreement bi mooy ne common denominator mooy ne génne Yaya Jammeh it was bien non ëpp na loolu noonu nañ génne Yaya Jammeh isi loi boo xam ne loo xam ne lu bon la woon lu baax la woon si constitution mu génne ko ñu delloowaat ko. moo tax comité si yëpp isi comité si toppatoo état mi ko audio waxee taxawal comité si yëpp isi réforme si constitution bi mooy li nga xam ne baati réew mi mooy constitution bi li tënk réew mi isi réforme ni ñoo wootee élection ñu isi si réforme nguuri ndaw yi nekk si réew mi ni ñoo doxee ñu isi si réforme nguur civil service bi ni moo doxee ñuy si réforme nga xam ne ñu fa nekk dañoo gis ne doomi Gambie la ñoo liggéeyal doomi Gambie la na fay du benn politicien du benn président du benn ministre nit ñi la ñoo liggéeyal security forces bi doomi réew mi ñoo leen a jëlal uniforme ñoo leen a jox bu del benn bot bali ñoo li fi nii fete lañ amee noonu nit ñi la ñoo au loyalty ne lii lañ réforme si lañ d'accord ñun ñëpp ne loolu la dafa am li ñu d'accord li ñu boole mooy loolu waaye nag ñu dem round dem si réew mi bi ñu demee nag am soxna loolu noonu nit yi Gambia boobu noonu nit yi Gambia foog ñoom tam ñu jéemoon foog nit ñi dem jóg foog doomi Gambia pare li ñu doon wax mooy ne waaw ñu daal li ñu bëgg mooy ñoo leen nekk benn na Yaya Jammeh dem rek xacca soo ko isee dañ dawalu xacca soo ko isee ñun man dama daan dem campagne man dama play rôle bu mag si coalition bi man su ma damaan di wax man la ngay bàyyi woon Banjul ak Kombo ak Kilfin ak Banjul ak KM waaw campagne team bi coalition bi man maa ko amee woon maa ko doon coordonné li ma daan wax gars yi mooy su fekkee xaj dañoo isi man damaa buutale Yaya Jammeh xaj waaw kenn du ma koy indi non du ma isi xaj du ma jiital xaj xool leen ñun dañu isil programme ne suñ ne ñoo génnee Jammeh mooy coalition bi waaw demoon nañ am convention si nga convention bi ñu demee ñeenti nit taxaw bi ñu demee ñu fi Adama Barrow jiit ñu fi ñu tànn Adama Barrow nag bi nag baax na ñu bàyyi suñu xel dañoo affaire yi saay nag yooyu noonu lii kaw mooy ne nit ki soo nangu ak sa ay nawle dangaa sàmm sa baat manifesto bi Adama Barrow joxe boobu mu ngi nekk candidat ci coalition bi si national si lifin AIC te loolu noonu loi bi moo ko laajtee constitutional requirement la loo yaa ngi nii waaw ne soo ko boolewu su joxetoon manifesto ndi kon requirement si satisfy ko du ko doon ko nominate du doon qualify yi si loolu noonu si njool ni mu dooree mooy ne man Adama Barrow nangu naa pour jiite ay nit ñu bari jóge si parti yu bari dama génn si parti bi ma nekkoon taxaw indépendant pour jiite ñu bari nangu tax pour jiite woon su ma taanee naa toog ñetti at rek waaye su ma doxalin damaa bëgg di diisoo ak ñoom lii moo nekk si first paragraphe bi first sentence bi. kon dafa mel ni président Adama Barrow wax na kàddu ne mooy commitment ni 3 years. mooy commitment 3 years. bala ma rek sax soo dégloo suñu campagne nga xam ne man maa Xalifa ñoo àndoon na moom meeting buñ dem muy man muy Xalifa muy président Adama Barrow na waa yëfa njiit at bi is all gaa nga amee tiim si yëpp. waaye li doon wax ne waaye li ma doon gën a déggal rek mooy ne dañoo génnee Jammeh isil ko si lu baax programme problème bi ñu am na Gambia mooy that coalition spirit
yéen a ngi wax spirit ne Gambie ñu ngi transition dañ nekk si diggante transition lañ nekk. waaw dañ jógee si loo xam ne. doo mën a jógee si loolu rek ñëw si li nga bëgg a. foog nga am jaar-jaar boo xam ne di nga build foundation. waaw dama bëgg a leeral rek ne tam président bi ba tey waxul ne du génn 3 years. waxu ci weddiwu dajjiwul loolu. man sax Sirif man damaa waxee du loolu sax. man pour man wax naa ko si jotaay yu bari président Adama Barrow mu nangu 3 years salaamun xayr. nangu ko salaamun xayr. man pour man du suma problème. waaw man li ma wax mooy ne dañ nangu tool loolu lañ defoon. kaddu am na ba pare. kaddu am na. waaw su ko sàmmee baax na su ko sàmmoon nag boo baax na moo diggante moo Gambien yi la. man loolu du suma problème li ma wax rek mooy ne li ñu boole woon ñun ñëpp mooy ne. dañoo génnee ki fi nekkoon ko gàllankoor la woon. ci réew mi pour ne réew mi. waaw daf doon wane ne nit ñi moom réew mi moom moo fi ba taaj boppam léegi-léegi ñu ne sax yàlla ko fi taaj dañoo nasaxal nit ñi sax yooyu mooy nasaxal nit yàlla def na ba noppi waaye dañuy nasaxal nit ñi ne yàlla ma fi taaj ku la wax loolu rek dafa bëgg a nax nit ñi nit ñaa dem bóotal la te duñ bàyyi suñu xel li old coalition bi li ñu rawoon Yaya Jammeh passé 20,000 de passé 20,000 de soo ko boolee li Yaya Jammeh am Mama Kandeh moo ëpp ñun li suñ candidat bi amoon boo tax ñu war a bàyyi suñu xel ne waaye nag li xew tamit mooy ne biñu génnee Yaya Jammeh Gambie yëpp ñu woon bokka maa ngi laa wax ne ay APRC nit ñu mag foofu noonu ay ndombo tànka ñu yor ndombo tànka li ngay dox ndombo tànka man dama ko yor ndombo tànka ay ministre ak ñu bëree ñooñu si dañu doon luy dañ impression dañ nangu woon wécci ko bi waaw loolu am na mais li soxla woon mooy ne dañ waroon si dee tànnaay jël Gambie boole leen day siix nekk ndey siix loolu lañ tax jiital Adama Barrow ne soo toogee APRC GDC ne ñëpp ñoo tuggee da trier si transition man bëggoon naa laajte rek lu tax PDOIS ñoom bokkuñ ci government bi. executive si loolu waaw si loolu naa ñëw si loolu waaw dinaa ñëw li tax ñëwuñ si loolu bokkuñ du ne bokkuñ xam nga lii dañ ñu nangu toola woon. li ñu bokkul kay mooy bañ affaire ministériel position. waaw ministériel position yi laay wax. parce que ñëpp gis nañ during transition bi. Gambia yëpp àddina bi yëpp gis nañ. benn nit rek lañ doon gis Halifa Sallah lim doon wax dafa uuf dëkk bi dafa uuf njaboot gi. te daf ko def pour Gambia pour ñëpp man foog naa ne liñ d'accordoon ci affaire yi coalition bi ku mel ni Halifa Sallah ku mel ni yow ku mel ni Sidia ku mel ni Adama Ba su fekkoon ne ñu ngi ci government bi si executive government bi foog naa ne yi ngeen d'accordoon yii yu bari dinañ doon mun a jàlla parce que li ma doon wax rek ci doorin bi ñun dañ am constitution ak agreement lu moo baax ak éene bi li moo baax ci kanami loi éene boobu éene rek laa doon parce que loolu mooy government of law soo amee constitution dafa wax ne nii ngaa doxalee dégg la coalition bi lii moo ko jógloo nit ñu baax doomi Gambie yu baax ñoo si jóg taxaw waaye dañ am loi baa ngi tege foofu ba tey mu ngi fa tege kon dafa mel ni loi bi daal àndul ak agreement ni coalition mooy nangu woon dañ ne dañoo am réforme suñ toogee dañoo am réforme loolu am d'accord waaye ma ñëw li ñu wax mooy si nangu tooy dañoo ne Adama Barrow dafa war a taxawal kii nga xam ne mooy nekk candidat bi su demee ba win dafa taxawal cabinet boo xam ne daf technocrate maa ngi la wax yaa ngi tax nga ne doy bokkut cabinet daf technocrate waaye dañ am exécutif coalition exécutif ñoo xam ne appointment yooyu noonu daf leen a consult ñoo ñoo joxe ñi nga xam ne ñoo war a nekk foofu noonu ñun liñ ko moon ñu as doy te loolu lañ def mooy ne dañoo dem si assemblée bi yaa ngi tey kan lañu mën a daaxa kenn mënuñoo daaxa kenn mënuñoo génne loolu la ñu soon nag ne ñun nañ dem foofu noonu na politiciens si nga xam ne ñoo leader si nekk parti si nañ dem si national assemblée suñu demoon foofu noonu effective oversight imagine su fekkoon ne parti léger demoon na si exécutif bi selfin assemblée président bi impeach su bañee luñ dañ ko impeach mun nañ ko impeach sax ñun loolu lañ ko gisee woon ne pour mu jaar yoon nañ dem fi nga xam ne fa la doole bi ëppee te national assemblée moo ëpp doole président sax waaw kon ma laajte tuuti rek léegi so far lan la président bi defagum loo xam ne dafa dajji mbiri coalition wala dafa àndul ak sarta bu ngeen d'accord ci tënk rek muy yow balaa li ma wax mooy diisoo xam nga ñun li ñu wax mooy dafa am yaa ngi ko dégg ñu ne biñ taxaw bi mu toogee bi léegi exécutif yi coalition mu toogu ñu am waxtaan xam nga loolu noonu leen benn la waaw loolu faute honorable moom moo laa ma ne xam nga bi ñëwee ne ñun bi waaw xam nga moo tax ma lu laaj mécanisme si lan la woon mécanisme fool boobu noonu waaw parti mooy parti leadership bi ñoom la parti si ñoom ñoo lifin ba pare waaye nag xam nga amoon nañ ñoo xam ne ñoom ñooy amoon nañ chairperson kooku waroon a confirme meeting
convenu ko waaye problème bi mooy ne xam nga dañ demoon ba jaxasoo séparation of powers yi waaw soo demee yaa gis ne Halifa defoon nañ ko adviser waaye bi mu demee National Assembly dafa renounce loolu noonu ne mënut a du nekk adviser bi sax nekku doon paid adviser dafa nekkoon rek ne technically non di advice waaye li ma wax sax man li ma wax seen ñàkk a bokk bi du waxuma woon ne sax yow wala Halifa wala Sidia nekk ci executive government bi waaye seen biir si doy mënu leen noon a tànn ne kii dañ bugg a mu nekk représentative bi doy ci executive bi yéen da ngeen a dem National Assembly non damaa wax lii rek parce que xam nga affaire yi politique nit ñi dañ la see tànna dañ la see bugga kii taxaw na élection many times win na yow yaa ngi door a taxaw élection win benn yoon bi ñoo taxaw élection Banjul UDP winuñ benn parliamentary seat léegi mayor Banjul bi UDP la politics moo mel noonu dafa dynamique bi ngeen amee opportunité bi pour won yoon bi Halifa defoon na ko fi won na réew mi naka ngaa nekkee njiit aar ñëpp jox ñëpp confidence dama foogoon ne daal soo leen bokkoon ci executive government bi ak noo leen ci mun a eggee because li affaire yi stratégie la tamit xam nga nit ñi dañ def foo ne affaire yi da nga koo wax on just a moral plane ne waaw li ñun ñoo si d'accordoon góor ci baatam. da nga believe ni daal xëy na boo nekkoon ci biir si nga mun a gën a make influence. waaw li nga d'accord lañ d'accord waaye nekkul si biti di assemblée bi ñu nekk noonu. waaye xam nga kon waaye xam nga mécanisme almaami li nga wax nii man am na benn gis-gis bu ma ci am ci Halifa dellooguñ ko njukkal ba gars yi nekkee Sénégal ne Yaya Jammeh dafa rob Central Bank génnee xaalis ba yëpp kuñ kool pour mu dem moom lañ kool ak IG bi den confirm mu confirm ne ibi wuñ ko daaji wuñ fa tous lan lañ tontuwaat ne waxut dëgga am nga ci loolu foofu la yàqu-yàqu yi dooree nañ wax fi mu dooree déedéet waaye waaw ñang ma ñëw rek waaye almaami lu mu doon wax fi mu doon waxee PDOIS dañ door di leen sweep ci doorin bi ñoom ñu gis seen boppam mooy li honorable si la wax ne lii suy demee ba yàgga dàqee door te balaa dàqee door ñu dem man bu ma ci bokk bu ma ci bokka ñang nga ne naka man dama am gis-gis te gis-gis boobu dafa lalu ci fundamentals of politique politique dafa àndaa lu ñoo ooyee equity soo buggee liggéey coalition da nga war a indi dara ci table mooy sa political equity sa shareholding sa contribution so léegi am nañ coalition waaye there are people within the coalition they don't have a base they don't have a constituent bootuñ kenn seen gannaaw ñoom kenn la so léegi kooku lan mooy njëriñam ci coalition benn ñaareel li ma wax li nga wax dégg la waaye man li ma wax mooy political idealism ak political reality du benn political idealism mooy document bi it's very ideal in the sense ne this is the best case or best scenario for Gambia I love it waaye political reality bi li mu wone mooy ne ay xaj ak muus ñoo ñëw bokka te Jammeh mooy seen common denominator ba loolu passé amatut luñ gis lu nuroo ak ñoom dëgg bi mooy dafa naxari waaye dañ ko war a accept ne Yaya Jammeh moo taxoon ñu bari bugg a toog ci table waxtaan affaire yi Gambia waaye du jagar Gambia bu ees ndik te jagar Gambia bu ees da nga ko war a gom ci sa xol nga mun koo practice so therefore ñi toogoon tënkuli gomuñ loolu lu dul génnee fi Yaya Jammeh ñoom ñëpp non dinaa wax lu tax ma may ma rek may ma jekkali li tax ma ne ñoom ñëpp su fekkee ne dañ set up lii ñu mandate la pour nga nekk a chairperson of a committee duma xaar président ne ma nii I will exercise my right until awma quorum den loolu lan laa wone non commitment non committal lu mu bon itam nga ne tax dem naa oote waaw there is a non committal moo tax ma ne political idealism mooy kayit gii political reality bi génnee fi Yaya Jammeh period and parties yi yëpp nag li ci des mooy best case mooy wishful thinking man nag I don't operate on wishful thinking I'm a political pragmatist li ma wax mooy ne Yaya Jammeh moo ñu boole woon non pragmatiste laa wax waaye suma xalaat dafa ci ko wéer moom loolu la doore dafa wéer suma xalaat waaye loolu la doore de dama wax suma xalaat man dama lu set loolu la doore li mu wax pragmatisme ak réalisme
hold on nañ leen déglu wante rek waaw waaw mais ko mu daane man wàccuma ci li ma wax ba tey de dama ne there is political reality ah ñii nag dañ benn ñeenti politique benn ma rek waaw waay may ma ma noppi nag hold on almaami nga ne la ka non comment ku nekk mun naa comment waaye politiciens si nekk si Gambia fii ñi form coalition bi ñun am nañ every right pour laaj leen lan moo xew naka la demee an ba pare tamit suñ ko cabinet si contexte si cabinet reshuffle because lii nii loolu laa junda dafa am fu mu dooree mooy li fi dooree ne cabinet reshuffle bii aw na nii coow li bëri na génn na fii dugg na fii fa yàqu-yàqu dooree fa la dooree loolu la ñaar ñii doon junja almaam yi nga yaa ngi doon wax non dama doon jéem a explain ne man coalition bi dama am respect pour ñoom ak xelaat bi waaye li ma bëgg a wax pour ñu understand ko ne politics du ne loo xam ne dafa fixe bés bu nekk da ngaa gis soppi dynamisme mu ngi ci da ngaa gis nga xëy suba ñun dañ weeri koor ak weeri koor or ko bem jeex ñu julli first working day bi after Ramadan ñu am crisis boo xam ne musuñ koo am Gambia ci ñu Gambia bi so to speak xam nga crisis suy ñëw du la tàggu dafa mel ni rek nga xëy suba rek ñu ne la sa yaay deena wala sa broda deena yàlla baax na ngaa wax crisis ban la nii mooy Faraba incident dañ julli ajuma lundi lii xew so process yi su fekkee ne yaa ngi ci bokka baax na nga farlu baax na li ngeen d'accord li ngeen sign ku si bugg a génn nga ne ko li mun loo see génn de lii lañ d'accord waaw man de foofu laa d'accord parce que dafa mel ni bu ngeen formé lii nii yëpp meeting amul foofu ñaata almost that's my point almost 2 years non xam nga Siri foo naa danga ma déglu wut déedéet maa ngi ñëw man kay yéen laay jox si ngeen tënkal bi ate yi nii because ñu ngee wax xaj na ni ñu understandé form nañ coalition def nañ ay sarta nu mu war a doxee like you said before during ak after waaye nag benn meeting mënut a am 2 years léegi almost 2 years léegi kon nag at least waroon nañu gis kilifa parti yi ñëw taxaw particularly sa ñun ñëpp a ngay gis coalition nangam ci moto yeeg yëpp a ngay daw waaye kenn mosut a gis lii moom lu doy waar la Oje ak honorable naka ngeen moo tax xam nga dama la wax ne biñ bindee lii ba pare dafa des ci nit ki lu tax mu nekk politicien xam nga loolu tam foo ñu sóoraale ko xam nga nit doo xam jikkoom ci xar kanam ci jëf nga koo xamee waaw tubaab wax na loolu waaw moo tax may wax ne lii dadi di wax ne pragmatisme yooyu yëpp ñun dañ ko dunda waaw loolu la almaam itam doon feeñal my first rally bi ma address in my life is 1968 April so man dama dunda through it when it was nice dunda through it when it was difficult so man my commitment is to my country all li maa def nii te kii ñii xam nañ ñoom Halifa and some of us tried pour ñu am meeting mënuñoo am meeting that's what I said because now there is a new leadership waaw waaye ñun mosuñu déggali déedéet xam nga because tamit dina ko baaxoon déedéet responsibility xam nga léegi nit ñi dañu yaakaar su leen nit ñi yaakaaree nag bu bugg a dégg wax ju sew seen biir bés bu nekk dafa undermine credibility waaw honorable da ngeen nëbba nit ñi lu bari de nëbbuñ leen de non da ngeen dañ doon jéem a jagal déedéet da ngeen tas seen yaakaar ma dee man li ma doon wax mooy lii ba mu demee ba nga xam ne dara xewatu ci yéen waroon ngeen a gestu seen ñoñ yi ak nit ñi won leen ne leen am na ñu ñu yaakaaroon te tas bi mu ngeen jógee ci lii ngeen jóg feeñal ko parce que ngeen ne beneen nguur dafa am te balaa nguur googu di am lii ba tey lii mu ngee dox waaw ba tey bu ngee dox waaw mu ngee dox moo tax ma déedéet lu nekk dafa waxtu waaw bii waxtoo ma ngee dox ba tey waaw moom laa wax waaw su fekkee ne dégg am ma na de lu ko tënk ci dafa biir naka rek lu nekk dafa am waxtu waaw lu ko gàllankoor lu nekk dafa am waxtu waaw te bañoo toog liñ ko waxoon mooy ne président bi lu moo def dafa am ñu war a diisool moom mu ngi amee document bi su diisoo wuta nit ñi dafa naka ngeen force xam nga this is the first time léegi li ñu wax mooy léegi ñun politicians yi what is the way forward that's the big question léegi lan lañ war a def meaning way forward on the coalition on the coalition
loolu dañ war a toogaat xalaat ko seet naka la ñoo def because man suma interest mooy ñi dee ñëw suma kër yëpp li ma leen di wax once and for all ne bu kenn mer ba gis ne instabilité am na ci dëkk bi. bon mu mel ni coalition bi. dañ war benn nen buñ doon nar a séedoo. dañ war a diis ba nga ne. jàmm rek moo fi am. déedéet séedoo wuñ ko xaj na séedoo wuñ ko. séedoo wuñ ko waaye li ma wax. non toj na. déedéet. defal naka rek. coalition toj na. waaw nen ba toj na. ak benn nit jël na ko moomale ko boppam. waaw bi nga ko mayoon dafa ute. waaw bi nga ko mayoon day baala ma rek xam nga su tojee ñun ñëpp ay ñàkk. waaw moom lay wax nii. that's right waaye su kenn nit jëlee nen bi moomale ko boppam dafa uteeg dafa toj. waaye anañ ci war a mos. léegi nag moo ña ko ñu war a mos nag. waaw léegi lan lañ war a def nañ toog xalaat ko. déedéet bon nen ba jeex kële daf ko. déedéet nen bi du jeex. xam nga ba naay nen bi. xam nga naay nen bi. waaw Gambia. Gambia ay nen. seen nga man li ma dee wax nit ñi. waaw ne dañ war a learn from others. dëgg la experiences. waaw lu nekk dafa am. dëgg la lu moo demee. ak naka lañ koo defee. ak fan laa mujjee. te dama ne nag lu ñoo def ne lañ ci jiital dëgg. mooy fi ma door ak jaami réew mi. dëggu waaw moo tax loolu nag moo tax ñu ne gor ca baatam. du ko li ñoo gis léegi ak lañ foogoon ne loolu lañ war a gis ci réew mi dafa ute. kon léegi dafa desaat ci ñun ñu toogaat bi ko dama ne man oo yow e ñu fi toog fii soo bëggoon dara te ñun juróom yi suñ ci bokk doo ko am soo demee ba am ko fàtte juróom yi duñ bileem juróom yi de yow la ñoo bile. waaw honorable is it possible tam ne xëy na one of the biggest compromise that happened mooy ne political party leaders yi yëpp well of course with the exception of Halifa ñëpp a nekkoon ci government bi ndax loolu nekkutoon li gàllankoor ne kenn mënutoon a taxaw ne coalition bi kat nii la waroon a demee nañ ko def insist na def ko parce que yaa ngi in government. non ndax loolu du woon possible. the government is made of both the executive. waaw the legislature. waaw and the judiciary. waaw Halifa fam nekk he is still part of the coalition. kii he is still part of the coalition. moom la dafa naka rek moo tax yooyu. dañ ko war a seegaat waaw dañ ko moo tax ma ne na léegi dañ ko war a seegaat. seet ko seet naka la ñoo liggéeyee pour bu mbir bi jëm ci kanam. léegi ci ban Gambia la ñoo dem. non Gambia boobu nag. hold on li kii wax baala ma rek. si la li mu wax. fa la nekk. fa ci Gambia boobu la ñoo dem. Gambian si léegi ñoo war a jël di destiny of their country into their own hands. buñ nangu pour toppa OJ because of OJ la. buñ toppa pour toppa OJ bi ko OJ Pol la. buñ nangu pour toppa OJ bi ko OJ Njaago la. buñ nangu pour toppa OJ bi ko OJ Sosa. nañ gis ne mu ngi ñëw. nañ gis ne. Gambia bi ñoo war a amaat. nit ñi nañ gis ne li tax ñuy koo def mooy njëriñi réew mi du njëriñi nit du njëriñi parti moo tax man fu ma waxaan wane ne réew mi mooy li gën a important parti réew mi moo gën a important njiiti parti yëpp soo leen tegee kon lu ñoo liggéey lu ñoo def ci njëriñi réew mi la war a nekk. waaye dafa am na dëkk bi ñeena rek ñoo dee njëriñoo. Lance ma laajte fàtte ñi nga xam ne ñoo leen dooleel. Lance ma laajte la rek buñ fàtte tam ne possible na tam ne coalition bi soo gisee mu lompoñ soo gisee mu ñàkk am doole coalition ideas yi political parties yu teg la waaye président soo demee ba nguur dëkk bi yëpp taxaw fal ko jéggi na coalition léegi waaw nit ñee ko jox mandate ni moo doxalee comme li almaami dooree woon lu waa réew mi laa doxal. déedéet waaye baalal ma de baala ma rek ma rectifier la foofu tuuti. waaw nit ñi dañ ko sànnil on the basis of the political party. because coalition bi ko campaignal suñ ko campaignal toon du win. waaw loolu yëpp xam nañ waaye parce que li ñu fekk. honorable Sila mu ne bañ ko nominé honorable Sila la nekk ca kaw. moom wax na ko la waaw nekk ca kaw. moom laay wax nii maa ngi taxawal mbootaay parti. waaw di def di division yëpp nag. waaw di fa leer nañ. mooy black and white. non maa ngi follow waxtaan bi. waaw maa ngi ci biir. coalition bee tax. bu ko arab kenn xamu ko woon. moom rek ñëwoon taxaw. du am li mu am. déedéet coalition boo tax. soo baax na nit ñi xam nga li problème bi mooy ne. nga ñëw dismiss ñëpp loolu moo rong nga ñëw ñëpp boole leen si benn baak loolu correctul kon te loolu du réalité moom laa ne du réalité. waaw waaye idéalisme bi ngeen a wax mooy ne da nga wax sa xelaat. waaw ñu ñii dañuy investi politique lu bëree bëri man su ma dama am jaar-jaar. te dañuy xam ne 15 months man maa woon di longest service bi la détenu apart from soldiers yi
kii boo detain noonu ko loolu 15 months ñu ma detain incommunicado Janjanbureh 15 months yooyu noonu suma jabar suma yaay suma sister suma brother si kenn ma génn dañ moo ne dama wuti asylum moo ne du ma dem fii laay toog moo tax ma nekk loolu aside ne lii yëpp ñu ngi ko def dañ ko defal nit ñi ne baax na ñu dee recognize lii nit ñi recognize ko ñaa ko recognize suñu juuti la ñun ñoo struggle Gambia so li ma wax mooy ne moo tax man ko suma njëlbeen ne réew mi doomi Gambia bu ñu ko jàppee rek ne politicien ñun sax man gooma la politicien am na because politique anybody can act in that capacity in that role rôle la rek bu nit mun a play carpenter mun na koo def caméraman bi mun na koo def éditeur bi mun na koo def ku nekk mun ngaa dem bokk ci politique saaf it's a position of service living time la pour saaf sa community saaf sa nation anybody can do it ko am dedication la nit clarity commitment loolu rek la soxla ak honesty ne lu leen soxla anybody can act in that role li ma wax nag ne mooy ne li is high time doomi Gambia jël Gambia moon ko seen boppam nit ñi bokkuñ coalition bi ñu ko bàyyee woon ñun ñu nekkoon foofu noonu coalition partners yi xoolal département fa lam dooree mooy National Assembly election si liñ agree woon mooy ne presidential election si dañoo dem ne ko as a coalition National Assembly dañoo dem as a coalition local government dañoo dem as a coalition waaye boobu la fa la pro département ba dooree département fa la dooree point of département fa la dooree fa leen dooree di départ waaye nag parce que si dem contest nit ñi tamit xoolal local government election si li ngeen wax nii mooy ne liñ daal dafa am benn fallacie bu dee am loolu mooy ne dafa am loo xam ne nit ñi dañ ko dee baax na mu leer élection si ñu dem nii Gambien si bokkuñ de vote si nit ñi register pour vote soo xoolee local government mooy council election si ak mayoral less than half of registered voters ñu dem vote waaw waaye loolu nag yàgg na fi less than half boobu noonu local government less than half boobu noonu amul benn parti bu am more than half ana majority kan am majority si dëkk bi fii loolu la bëgg a mu leer fallacie la amul benn parti bu am majority baa ngi toog votuñ majorité Gambien si ñu ngi toog silent majorité ñu ngi toog ñoo war a tamit féeti Gambia ñooñu nag suñu assumer seen responsabilité Gambia lu dem fi ñu bëgg a mu dem te ñooñu mooy ñi jànga mooy ñi nga xam ne waaw loolu dañ ko dee wax xam nga affaire système suñ ko wax dafa baax pour ñu clarifier li tax ñu am loi si réew mooy pour réew mi suy dox ñëpp ñu xam naka laa demee suñ élection fii su fekkee ne 100 nit ñoo waroon a saani élection bi 10 nit ñëw 7 saanil Sirif 3 saanil Ñang Njaay Sirif mooy win loolu mooy système bi ndax baax na waaw man xaw ma loolu mooy système waaw loolu mooy Australia soo demee foofu noonu soo nekkee citizen foog nga soo saaniwul élection dañ laa fayal nga fay pour saani élection soo ñàkkee saani élection dañoo ne non yow da nga war a joxe xaalis so liñ war a def mooy yéen réforme si ngeen bëggoon a def naka ngeen nangoo ba mu rëcc seen loxo ba nga xam ne constitution bi nekk fii ak loi yi nekk fii ba tey ñu ngi fii léegi yéen a ngi si léegi député bi man musuma dégg kenn kuy wax affaire yi law reform from the level of National Assembly. They follow bon. Every sitting. Every sitting. Na isi question boo xam ne naa law reform every sitting laa wax man yoo follow loo almaami. déedéet. naa kañ loolu sax war nga fi sax ne private members bill. waaw loolu nag. na ñun. loi yow lawyer nga. waaw ñaari instance lañ ko mën a issuer si réew mi. waaw si national assembly. waaw mu jógee si executive bi ak national private members bill. waaw waaye xam nga su ñu wax réew. waaw baax na ñu dee kon ñu dee déggoo. waaw amaguñ instance boo xam ne. private members bill yooyu noonu. dina ñëw yi. dina ñëw loolu laa wax su fekkoon ne. waaw dina ñëw waaye nag lii nii xam nga yi réforme sii nii. fi mu nekk xam nga taxawal ne CRC. engage leen gars yi ñu ngee ñëw ñun far fexe nañ ba ñu pour gars yi engol ñëpp yéen ñëpp bokk leen baax na ngeen wax yéen ñëpp wax leen bokk leen gis naa ne yéen yow bëri bokkal yéen a ngeen wax bokk leen soo leen ñëwee nañ chef Gambia li ma wax mooy almaami mais ñetti Gambian si tënk rek bokku si réew mi ni moo doxee tënk te fekk bokku si réew mi ni moo doxee du jaar si yoon yi mu war a jaar mooy ne ñu ngi toog lu ñëw vote mooy tax seen la instance boobu noonu ne la majorité bi bi last time bi ñu passé élection si nii local mayoral élection si dañ demoon am kenn ku doon wax loolu ne ma waaw si la fooguloo ne ñi dee vote ñi bañ a vote ni foog na si lañ ma ne ko ñu ngi toog place boo xam ne gars yi nga amee registre bi benn area bi ñu nekkoon ma ne xam nga ma jox leen benn taas ñu ne waaw ma ne xool leen registre bi soo leen xoolee majorité bi su fekkee ne ñoo leen xamul leen den li ngeen a wax noonu ne ay fooyu nas ñoom ñooy registre den dëgg la su fekkee ñoo leen xam la nag den ngeen xam ne Gambien si gars yi dem def loolu noonu sa suba sax ñu kool ma ne ma ñun majorité bi fa nekk Gambien si lañ dañ ma leen vote honorable maa ngi wax loolu nag Gambien si honorable léegi hold on almaami hold on ñun ñoo wax ne time ak ñoo jaamu si fi mu nekk nii ma bëggoon ñu tënk rek ku ci nekk di nga am yoon
a chance pour tënka ñu delloo ci waat rek ñun ñëpp liñ jànget fii tey moo wane ne cabinet reshuffle am na coow li bari na naam coow li bari na xëy na dafa am dalil benn biñ ci feeñal mooy lii tey ne root cause of problems yi coow lii ni mu bëree yëpp ku ci nekk di cee wax sa boppa sa xalaat xaj na fañ dooree di am mistakes la léegi ci tënka parce que ñu ñoo woon ne time bi jàmbu nañu fi mu nekk nii ñang naka nga tënkate li ma wax Gambian si mooy in life you don't have what you deserve, you get what you negotiate. And now no one should cry over spilled milk. They have worked on a document, but Kuneka protected interest properly and tightly within the document. Wow. So if you happen to have a runaway bride, it means the people that sat on that table. Wow, ñi suma ne suñ toogee tey ñoomi neen ñu waxtaan ñu tënk ne lii lañ bugg a def su loolu demee ba nit ñi wàcc sarta bi fañ toogee waxtaan tënku wuñ tënku boo xam ne dëgër na fas nañ ko fas boo xam ne kenn du si mun a rocceeku sàmm kaddu almaami waaw waxtaan bi moom gërëm rek ñaari kilifa yi ñëw fii leeral yu bari rek di ñaan waa Gambia ne réew mi moom benn la ñi fi liggéey nañ fi gis nañ ko dégg nañ ko wala jàng nañ ko baax na rek pour ñu ñaan bennoo 1 minute nga almaami waaw bugguma guddal wax ji parce que man li ma suma xelaat li ma meyoon waaw wax naa ko ci doorin bi ne réew mi ñi fi toog ñii yëpp ak ñi ñoo seetaan ñëpp xam naa ne pour mu dem kanam lañ bugga baax na rek pour ñu déggoo gën a saxal liñ bokka muy Gambia collectif waaw ñu gën a nekk benn parce que loolu rek moo am solo jërëjëf Tall Lams waaw man dama gis jotaay bi di waxtaan ci politique di wane ne politique dañ ko xeet isi ci xeet ak yooyu pàccoo ko pencoo ko nañ bàyyi pàccoo gee pencoo gi teñ isi ko ci taabul bi teñ xamee ñana ñan ñuy toog di waxtaan xeet yi yëpp ñooy dem sànni ji xeet bu nekk moo am leader waaye ñoom ñëpp benn Gambia la na Gambian si day proud nit ñi di wax ne man American la man Anglais la 100% Sénégalais la nañ war door di wax ne man 100% Gambian la ñu xam fi ñoo dem géey njooro jërëjëf li suñ ñaari ges yi ñoo ñëw tëjal dataay bi tey honorable naka nga tënk waaw man li ma wax rek mooy dafa am ñun dee wax mooy ne man dama gëm ne Gambian si dañ toll foo xam ne dañ am kudu di laka da ngeen di dégg Halifa daf ko dee faral di wax nit ki soo xamul ki nga doon doo xam li nga moom soo xamul li nga moom du la njëriñu doomi Gambia xam ne ñoo moom Gambia liñ bëgg moo fee am président ñoo koo fal ñoo ko fooli député ñoo koo fal ñoo ko fooli ku fi mën a nekk koo xam ne ku ñoo tànna ñoo laa fal ñoo laa fooli alal gi nga xam ne mooy nekk si réew mi si ñoom la jógee nit ñi nag loolu li amul xeet li amul diina li amul mbokk amul deret politique du loolu politique mooy ndax kii xam na li ma bugga xam na li ma moom kii mun na ma ko defal mun na maa génnee isil ma ci yombal jafe-jafe yi nga xam ne moom lay dunda yombalal ma ko su ma dundin ne loolu mu am si daf ko daan wax sax si léegi-léegi mu ne nit ki Gambia dañ toll foo xam ne ndox mi dafa ñëw ba sa gémmiñ ngi fii mar rey la nit ñi am nañ caabi pour solution problème si ñoo defan jafe-jafe ñoo dunda ni doomi Gambia mun nañ koo faj te nuñ ko mën a fajee mooy nañ ut karra boo ko si politique bi di wax buñ faral kenn bi ko yéen a boo ko xeet buñ faral kenn ndaxte da ngeen boo ko deret buñ faral kenn yoo xarit nga dañoo gis ne dañ moom réew mi seen carte yooyu mooy seen baat mooy seen doole lii daal su amee Gambie bi bugga nañ ko am nit ñi daal yéen a ko moom man daal man buléewu man du ma buléem Adama Barrow buléewu ma kenn buléewu ma doomi Gambia problème bi daal Gambie si ñoo ko mën a solve mu ngi seen loxo caabi jàng seen ba bunta mu ngi seen loxo suñu koy mun nañ ko ubbi dem fi ñu war a dem man daal loolu laa wax man li ma ñaan rek mooy ndaw yi nga xam ne ñu ñoo déglu su registration jotatee na ñëpp dem register te jéem pour gis ne ndaw yi surtout doomi Gambie yëpp jël nañ di Destiny moom seen dëkka def seen dëkka niñ ko buggee ak tam maa ngi wone ne Gambia gaal la tuñ ñëpp a ci nekk muy soose bi muy olof bi muy pël bi muy séeréer bi muy saraxule bi muy joolaa bi muy njaago bi muy pepel bi
koo xam ne Gambia nga dëkka ci fi ñoo suufi Gambia yaa ci biir gaal gi le suñ demee ba diggi géej nag fi pël bi toog mu bon na ndox mi di ñëw mu ne yéen kaay leen dimbale ma yeneen xeeti ne déedéet yéen ay pël ndox mi foofu laa génn ñu seet su gaal gi feesee su diigee kan laa bàyyi ci biti loolu laa wax Gambia xamuñ woon xeet xamuñ woon diine ñun suñ maas gi dañ bokk ci chrétien bokk ci islam man su ma papa ki ko jur gourmet la woon te moom ki rek moo tuuboon ci famille ñi ci des yëpp ba pare dama bugga ñun Gambien si ñun njiit yi dañ leen gis ne Gambia rek lay amatuñ feneen te dañ war a jàng ci yeneen dëkk yi nga xam ne fitna ya fa nekk xam ne ni mel ndax loolu lañ énee Gambia ndax jàmm lañ énee Gambia man de dama ne man li maa liggéeyal mooy fitna bu mu am Gambia na jàmm am Gambia te liñ buggal Gambia ñu def ko tem teggu ci loo xam ne jëm kanami Gambia ak jaami Gambia jërëjëf Oje naa la dog foofu Thank you. kon nag ñu joxe dox daje ba next week incha allah jërë ngeen jëf seen programme dara